chaque jeudi 21h ba 23h ndeysaan tey nag dama kontaan laa def ndaxte tey plateau bi dafa ala dawme comme ni ñu koy waxee avant tout d'abord moi je me nomme tout simplement El Hadj waaw moom mooy présenter émission bi ku ñu nekkal ci wàllu caméraman bi xam ngeen ko bu baax kooku di Madou Kanté moom tamit di ko béggee di ko ziar bu baax di ko ñaanal gudd fan wér-wér la xam ngeen nag ñi ngi ci benn mois boo xamante ne yàlla da koo bëggal boppam yàlla da koo tànnal boppam allah sumani ɗum hoorema ko allah ɓami ɗum waɗ ɗum e nder ɓernama ko on woni mois mo gandanɗa vraiment no jour nelaɗo no jibina woni nelaɗo sallah alih sallam eɗen gandi ke mois de mawlud gonɗen hande musulman ji foof ko weltare e mabɓe kadi oɗon mois ko ñaguiɗa fo e piɓɗa e ɓerde ma so allah jaaɓi a ñaguirima ɗum tan saabu allah e nelaɗo mum inchallah ɗo hitande artoyde ma yi ɗum kadi ma heeb ko ñaguiɗa ko ndaxte Allah eno horsini nelaɗo sallallahu alaihi wasallam omo yiɗimo e nder ɓerde makko no haalirte ni kanko woni cuɓaɗo kono donc avant tan keɗen puɗɗo e gandanɗa vraiment waddi présenté hoɓɓe men arɓe ɗo e nder jakarlo walla sah e nadde e débat o eɗen haalirte ni tan eɗen gandi eɗen pertira neɗɗo goto ndesan to Dakar mais ko Goudiri naji mo wiye Maguette Menga yalti aduna heccanki wonno ko hanki hoore mum o wira ɗo e nder Goudiri amin mbiya tan yallah yurmo yaafo yallah harnu aljanna ami tous nos condoléances à la famille Touré mbiyaɓe tan ko noon tan neɗɗo dal so waktu mum yonti tan ruttoto jomiraɗo Allah comme donc et surtout gandanɗa lewru gandanɗa vraiment mo rutto lewru mawlud yallah yurmo yaafomo yo nelaɗo sallah alih sallam jaɓɓomo avant tan keɗe goɗɗami haalni noon hande noon kalten koye wallu gandanɗa vraiment ene dillino wuuro ngo surtout sen nani handande koye actualité kadi en jii hande sukaɓe gandanɗa vraiment perdi hen bakkanuji mum e ɗeɗo balle gandanɗa Barça walla Barsakh hande ko ɗum yimɓe jewtata en jii sukaɓe ɓe ene ƴetta lanaji ko wayno ɓama lawol ngol to Mbour pour yidde yaade Espagne hande noon ko ɗum yimɓe jottidde ɗo e nder émission meɗen Jakarlo yaadude gandanɗa vraiment invité ji mo gandanɗa kamɓen kadi machallah Allah ne hokki ɓe hen gandal e yewtude men hande ɗo e nder Jakarlo avant tan keɗen goɗɗo d' abord en dokkat konngol hono Mamadou Fall mais andirte ko Kulti mais Kulti tey nag xawma nag bu dee damay wax Kulti wala damay wax Mamadou mais xam naa rek dinañ ba ci kaname tuuti nañ ko jox micro pour o waawa kanko hoore moo ko andinde hande holli yimɓe noddirte mo un jeune engagé ko étudiant en même temps tamit xam naa moom tey waxtaan bi dina neex Kulti maa lay bëggee di la ziar a salminaam kadari yama bienvenue e nder émission Jakarlo. Merci beaucoup Didier Hott. Avant tout d'abord je me présente. Je m'appelle Mamadou Koulibaly, je suis étudiant à l'ISEC, à l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion. Je te remercie infiniment de m'avoir choisi parmi tes invités. Avant d'entrer dans l'objet du débat, donc je me limite là pour l'instant et pouvoir donner le temps aux autres de se présenter aussi. Voilà, machallah, Kulti, mais Kulti wala Mamadou? Mamadou Koulibaly, Kulti wala Mamadou? Sur papier, bon, je m'appelle Mamadou Koulibaly, mais comme le Kulti est partout, ça circule partout. Voilà, ici à Goudiri, tout le monde me connaît sur le nom de Kulti. Ok. Donc c'est ça aussi. Voilà. Dina ma neex nag nga làkk pël bi tuuti ndaxte min français ñoom ɗi goɗɗiyaani haa toon baabu yam ndaa roɓɓe kadi woɓɓen heen français ɗi goɗɗiyaani haa toon d' abord voilà merci beaucoup koko di Kulti jarama ne kadi machallah e ndokkat konngol ngol tan koko di Pape Bambay moom tamit nekk grand tailleur fii ci Goudiri moom tamit tey bokk na ci suñuy invité yi Pape Bambay ñu ngi lay dalal ci biir émission Jakarlo. waaw asalaamaaleykum ginnaaw bu ñu sant yàlla nañ ko commencé ci bisimilah eggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin wax ji mu fi wax yàlla na doon njëriñ doomu aadama nag matul yàlla mooy matal waaye ñuy am naqara tiis rek màggat xale bu ndaw xale bu yaru parce que sama grand frère moo ko yoroon doon na ko jàngal métier bi moo ñëwee Goudiri foofu laa ko fekk xale bu yaru mais nag yàlla lu baax rek lay jël yàlla na ko yàlla xare àjjana ñun ñëpp ñu bokk parce que nit bi ñun ñëpp la ba ci kanam incha allah. macha allah Baye yow tamit vraiment kontaan nañ ci yow bu baax voilà man nag tey dama am mbégte hande ko mi bettiɗo ndaxte c'est pas facile hoccide ministre ndeysaan Tuuta Gurel Baydi waaji ɓe ko ministre ɓe noddirtamo on woni Moussa vraiment ko weltare darti ƴettude moto ma mbaɗani essence gummuɗa Gurel Baydi accude haajuji ma fof arde spécialement ɗo e nder émission Jakarlo ɗum ko weltade no feewi Moussa bisimilla ma e nder Jakarlo. eyyi ko adi fof eɗen mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina
nde Allah hokki en cellal e kattan ha mbawɗen rendude ɗo hande mbawen yewtude e caɗele département o ɗum eɗen jettir hen Allah amen jetta Allah kadi amen jettuma nde wonno moni yetti sa yetti sababu saɗa yetta yetti sababu saɗa yetta Allah yettu sababu baɗɗo sababu o ko Allah waɗi sababu o nde wonno ko an woni nde Allah waɗi sababu ha mbawɗa noddude min ɗo wawde rendude ɗo to studio Goudiri TV ɗo amin mbiya alhamdulillahi rabbil alamin hande noon eɗen mbawi haalde caɗele département o kaalen affaire l'immigration clandestin o mami addanon hen hande ko haalpulaar wiyata ko ma haala jibin haala eyyi ko yeeso noon ɗum noon wassalam ko yiɗi yesso daɗani guite machallah Moussa vraiment ko weltare kadi e no kalirrano tan jonnan e kuccat directement ndaxte tay nag moom dafa o wi kanko ko toyi to hande ko Croix Rouge kokoye Mame Lolly Faye da ngay lakk pël walla da ngay lakk olof ko ari fo yahata joni kuccene pulaar o d'abord walla nga nuyu ak olof ba pare après ñu ñëw ci pulaar bi. asalaamaaleykum chers téléspectateurs maa ngi nekk ci turam ak santam voilà di jaale jeunesse Goudiri bi yëpp suñu nijaay Maguette Mbengue di ko jaale ñoom Tata Koumba Balaba ñoom Kéfi di ñaan yàlla xaare ko àjjana firdawsi ci barki Nabi Moustapha voilà yéen ñëpp ci plateau bi maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu Madou El Hadj merci ci invitation bi voilà c'est toujours un plaisir quoi toog débattre xool li ñuy jëmale kanam surtout suñu département parce que fii moom xam nañu suñu principal je peux dire ressource c'est la migration donc voilà maa ngi leen di jaajëfal voilà petit kanam incha allah. macha allah kooku di Mame Lolly Faye tey nag elle est là pour Croix Rouge mais xam naa nañ dugg ci biir bu débat bi sore tuuti foog ñu sox ba ci biir kon donc bandiraɓe enen gandi en joguino invité ji hono Das 89 mbiɗa andi koye lawla woni par ce que kanko hoorema komo yaltini son goto e wallu immigration clandestine ɗo e nder Goudiri son mo ganduɗa vraiment baɗɗo fayda je pense que mbiɗa andi ke lawla woni machallah elisi kadi ke lawla woni kamɓe foof gan tan heure sénégalais kam muy lolo ɗinamo gena xam voilà kulti bala ñi commencé d' abord avant ko yimɓe no goɗɗo en dokkat d' abord konngol hono Moussa kalna yimɓe seeɗa puisque toi tu étais une fois là-bas ndesan yagol ganduɗa lawol lesgol min jinno bannamen ɗum ɗo seeɗa introduction seeɗan e wallu ko gandanɗa lawol lesgol ko hol hen no waydal ene wiɗɗi walla no muusi. eyyi lawol les kam sa haali tan aɗa andi welani quoi ɗum kam gayni haala ka gasi lawol leskol welani sincèrement angol metti kadi angol yurmini angol haamni fo ene maggol angol metti angol yurmini angol haamni nde wonno neɗɗo saɗa yahata anda koye majjere tan l'immigration clandestin won nanoɓe ɗo bon parfois min mi jooɗino min hooram mi jooɗimi mbi min taw ko min reɓata libi ɓenna mbiɗa sikki tan Italie heɓani jooliɗo taw mais nde wonno ko Allah nawata nde Allah hoddiri ɗum mi tinani yaadam bon nde pukkimi noon nde ƴettumi engagement mbeɗa yaha andi enen halploreɓe eɗen ƴetta eɗen jogui habitine goto en jahata tan en gummotako tan koccen sakuji men jehen en tant que en ndewani to poɗɗen rewde ɗo bon finalement minen kam min mbaɗi engagement min ƴetti pour yaade Libi nawata min Libi noon ko pour ɓennude Italie noon ɓennude ko yaade France noon ko wadde ko sukaɓe wonɓe toon ɓe mbaɗi ɗo ko ɗum tan nayi min ko kiram noon wona goɗɗum e goɗɗum ko kiram tan yidde dañde ko ɗum umminta neɗɗo nde wonno halpulaar ne wiya doole so ndunki yo doole keɓɓo ko ɗum tagui ko kiram ummini min wona mettude leydi ndi wona hay batte mais kiram so umminima tan a ummoto nde wonno aɗa yiiɗi dañde a yii hono ma en miñe en ne dañi ene mbaɗa ka wawa wadde te ndewi koto jiɗɗa ɓe ndewi koto lawol ɗo ɓe ndewi lawol Libi ɗo ɓe ndewi ɓe jeehi ɓe mbaɗi réussir an haqqille ma addata ko sa rewi ɗon tan ma war réussir mais Allah nde fecci goto fof hokki ɗum feccere mum goto fof yaade feccere mum minen min jeehi Allah waɗani yomin ɓennu min garti min cuunaji kono won ko min gandi hen tuggande ma Sénégal ɗo ha yetti Mali ha yetti Niger ha yetti Burkina
ha ɓenna ɗon naata e nder capital Tripoli ɗum ɗo fof wonko min gandi en no yarete no waɗirte no yimɓe nanirte ha jettuɗa to poɗɗa yettade ɗo inchallah mami yewtanon en ko heewi hay ko on pamani hen mami faam noon eyyi ko ɗum tagui lawol ngol angol weeli angol metti angol hamni angol yurmini ɗum noon mi hano ɗo ha yesso seeɗa machallah Moussa je pense que kulti dëgg baax Moussa lu mu wax parce que mi ɗi no lamdade mo mais wi ko ha yesso seeɗa mais kulti pourquoi les jeunes s'engagent pour di dem di lijjanti gaal di dem naan dañuy tukki wala di dem ko lu ci mel ni Libye ndaxte léegi sax Libye sax je pense que wàññeeku na tuuti mais léegi gis nañu yàggut sax surtout Saint-Louis benn quartier presque xaw ma 21 nit ñoo ci gaañu ci benn quartier ay jeunes y'a quoi lan mooy problème bi exactement kulti. Ok, merci El Hadj Diop. En fait, bon, man, à mon point de vue, ko ci boole. si peu bien. Donc, mbiyammi hen seeɗa tan ko Moussa ko ari wiide joni ko so yeehi o wi kiram woni la jalousie kiram tagi aɓe gumma aɓe jaaha aɓe ɗannoyo pour heɓde guijiraɓe mabɓe koɓe keeɓi ko parfois je me dis que même si kiram oɗon ne toon a tampani wuuro ma to gonɗa ɗo aɗa heɓa ɗo jaam hakkille ma ne deeƴi ɗo donc ɗum yoni mbaɗa affaire kalis sa ƴeewi le fait que aɗa yaltina 350 voire 450 500 000 mbiyaɗa ɗaniro hen supposons en tête so tawi kanko Moussa o par exemple bala mo daara kiram oɗon ne fiyamo o ɓerde oɗon kiram ne jaggamo o wiyamo yaaha pourquoi pas oɗon somme mo watta dépensé e lawol he o jooɗo o daara hol projet mo watta kanko en tant que jeune parce que ko cukalel quoi ko jeune c'est la jeunesse donc oɗon kalis o jogongo o daara projet mo wawa wadde e oɗon kalis waɗɗum investir après oɗon kalis no wawi addandemo goɗɗum jibina goɗɗum sûrement donc so heeɓi meilleure gestion no wawata wadde feere ha oɗon économie ara gain o ara bénéfice o ara j'espère qu'il va réussir ici au Sénégal mais minen jeunesse men ɗo donc ma wiyani France fof hakkille mon deƴani mon fof sikkata ko dañal ngal ko France tan woni mon fof sikkata dañal ngal ko Italie walla nokku ko Allah waɗi ko hay goto wawana ɗum Allah so wi ko ɗo dañata ko ɗo Moussa hokki exemple goto kanko yeehi mais hande to wonɗo alhamdulillah o yehino o tampire lawol o arti ce qui veut dire que kanko dañal makko wona Allah de mais ko ɗo wawata hebde ko wattamo sutura seeɗa e oɗon somme watno dépensé e lawol he so tawino oɗon somme o joɗinomo kalise ɗo o daari projet ji mo waɗanno wawi yaltude hen o waɗa réussir mais hande cugaɓe ɓe mi haalnuma goɗɗum kadi élage bon min hooram mbiɗa haala amin tiiɗi koye haysa Moussa arti wi woto jeehere honko woni e lawol he sono ganduno on jahata ɓe wiyata Moussa ko kecci haalta mais est ce que ɓe keɓani caɗele famille walla am na mettit yu ñuy am si biir famille est ce que ɗum pusataɓe ha taka mbiya ɓe jaaɓe darta dañal pour addude supposons DJ dis-moi fof gotum ok DJ supposons en famille si tu n'as pas les moyens tu vis dans des conditions très difficiles donc ka pauvre a ala donc a fi gauche yahani a fi droite yahani a darti a waɗi hunde foof yahani parfois bon moi je me dis qu'il y a un autre moyen mais il faut pas réagir si vite wiide aɗa ɓama aɗa émigrer comme ça parce que e lawole kadi y a des risques mo gandanda aɗa jooɗi ɗo mais y a des risques mo gandanda nde nder Moussa ɗum taga wima après ma o halne jaar moɓe ndewi to parce que ko risque uji moni e nder hen tu vois ɗum fof mbiyeten ce sont les causes ko cause uji ɗi tan tagata enen jaaha manque d' emploi so emploi ala cukaɓe jahat ɓe mbiyata kaɓe ɗannoyo so emploi ala n'est ce pas so ɗum ɓenni kadi so tawi an tu es dans des conditions difficiles tu es pauvre mbiyata ko ɗo forcément il faut min nata to dañimi pour ittude famille am e nder situation moɓe goni o tu vois donc an sa ummima a wi aɗa yaaha donc onon yaɗumo joguiɗa o on a yeehi a ummima a yeehi mais dis-toi que an tu vas confronter des problèmes devant toi parce que a anda ko tawoyta yesso aɗa wawi mayde hen e lawol he aɗa wawi hunde ko heewi no wawi hebdema e lawol après bon
Moussa no haalirni rek kanko c'est le mieux placé pour expliquer laawol he ko yii toon ko woni e laawol he kanko il est le mieux placé pour o haala. Donc pour le moment, bon, je vais me limiter là. Voilà, j'ai donné émission, c'est-à-dire de participer. Moi, le numéro n'endon, on m'en laisse don. Voilà, ça va dire composer avec numéro 117 209 29 18. Dinga mëna bokk ci émission bi, nga mëna joxe sa xalaat yow tamit. Bay, dañ lay jox micro bi. Je pense que dégg nga Moussa lu mu wax ak Kulti. waaw dégg naa li ñu wax am na solo trop mais man xam naa comme par exemple sa famille amuñu doole. ñu ñàkk yow nga reyante nga ni dangay dem ngay dox nga dugg ci ndox mais oriental yàlla dañoo sédd loo xam ni parents yi man mën naa ni problème bi yépp ñoom la parce que boo seetloo fukki gàlle boo xoolee fukki kër ka fay doon ko ñàkk ay ñaar ngay génne mbaa ñett parce que am na ñoo xam ne dañuy yëkkati 400,000 mbaa ñu teg 2 millions 3 millions mbaa ñu teg ñetti nag ni la boo yóbbee sama doom nga jël nga yóbbu nga bu demee dugg rek nga jot ko imaginer guddi li mu am xolu buy bi ñan ñoo ko fi dindi saako buy dina dem ba 7,000 francs matt mi xoolal ak yeneen yoo xam ni nit ki mën na ci liggéey gis nga sa doom même boo koy bëggee yóbbu France bu mu ko xam parce que nit ki gis nga li mu bëgg ci nga ko mën a naxe yow am nga sa doom mu xam ni rêveem gépp mooy France. Voilà, Eli bismillah. xam nga rêveam gépp mooy France yow tegal ko say sart mooy lan mooy baa ngi fi mën na la yóbbu mais bu fekkee mi ngi jàng nga ni ko jàngal. soo amee bac da ngay dem imaginez élèves yi jàng yëpp ñu leen boo amee bac ñu yóbbu la France est-ce que amuñu bac xam nga am nañ bac booy duñ jàng métier nu ngu ñëw jàng métier parce que xam nga lan moo nekk seen xel dañ ñëw dem sama papa dama yóbbu France mbaa sama ma nga France dama yóbbu France léegi nag man jarul may jàng métier parce que man dama ci jonkanteel am na ay booy yu ñu ma fi jox yàlla dogal ñu dem France. bi ñu demee France bi ñu ma woowee xam nga lu ma wax bu dee mu doon tey dañuy mën métier mi doog a ñëw parce que xam nga li gën a bon ci Europe amoo métier jàngoo nga dem ñaata ñoo jógee oriental dem France mënuñoo yónnee ñetti dërëm nga toog 10 ans amoo kayit ñu fayal la 5 millions xoolal àll guddi bi xoolal àll oriental bi suuf bi sonul loo fi bay mu kii li ñuy jardinage fii ñaar la lay jaay benn ginaar voilà jeex na ñan ñoo ko fii def parce que affaire boobu moo nekk suñu bopp moo tax waajur yi il faut ñu xoolaat seen bopp parce que man mënuma gëm ma yor sama ñaari nag mbaa ñetti nag maanaam dama koy joxe pour sama doom dem. C'est-à-dire yow parents yi ñooy pousser seen doom. non ñooy pousser voilà parce que ñi ko fi def seen doom di dem ñu bëri ñib dañoo am xaalis mais yow imaginez comme par exemple sa doom jàng tey métier ba man ko yow 5 millions nga jox ko mbaa 4 millions fekk am na éducation base léegi lan lay def du liggéey mais imaginez comme par exemple léegi man yor naa sama 400,000 maa ngi yor sama métier yow mën nga dem France def fa 10 ans man mi nekk guddi gi li ma fiy dajale yow doo ko dajale parce que amooy këyit weer wi day dee gars yi ñooy ñëw di la seet di la may ngay yónnee mais kooku problème la yow déjà benn gisatoo sa papa gisatoo sa yaay say waajur gisatoo ci kenn am na ñoo xam ne sax li ci gën a dangereux mooy leen dañ lay takkal soxna si ñëw sëy si même pas une semaine nga bokk fa dem del te yow yaa ngi dem amoo këyit kañ ngay ñëwati léegi femme bi toog di souffrir parce que yàlla moo am gis nga comme par exemple li ko Moussa waxe man gis nga boo gisee Moussa mi neex ma barke Rasulullah day liggéey kat am jom te politique du ko boole kenn man loolu laa gëm gis nga ànd ak nit bu mu tax nga ne ko fu mu ne la xool fa rek xool ko da nit da ngay am dignité te mooy Moussa dafa am dignité
parce que li muy wax dëgg rek lépp lu mu la wax rek dëgg la mais